Production présente. ngeen dajaloo fii di wax ci benn kii boo xam ni man waxtaan naa ci même ak le président Bira mooy affaire 25%. parce que CNG am na droit def proposition am na droit génn circulaire parce que làmb ji aussi da doon dafa mujjoon a ëpp loxo voilà mu def proposition mais il est à l'écoute des gens dana déglu nit ñi ñoon danañ dem wax ak ñoom ñu seet nu ñuy def parce que effectivement 25% ëpp na bi ma ko waxee Bira it accepté woon na loolu ni ëpp na mais comme groupe ba ko bind muy le CNG dana suñu ñëwee ñun def proposition danañ ko waxtaane mais jarul ñuy tas xabaar bi mel ni dégg nga maam bombe atomique bu tuuru ci réew mi di wax yooyu yëpp day yàq làmb ca làmb ji lu ko yàq vraiment waruñu ko def. mais mbër yi est-ce que du sanction financière rek ñoom moo leen mën a tënk pour ñu respecter. non sanction financière xam nga xaalis moo bari coow xaalis moom fu ñu ko tuddee surtout lu bari parce que commission moom mosula passé fenn muy apporteur d'affaires muy banque ba muy ak lu mu mënti doon muy courtier ba muy lu mu mënti doon 10% mënu ko weesu. te léegi sax 10% xewi na même manager yi ngay gis kenn amatu ci 10%. 5% la ñuy am ak 3% donc yooyu yëpp mais dañ koy waxtaanee nañ ko waxtaanee rek en famille parce que lamb ji famille la je pense suñ demee nag ba mu dëgër ba dëgër nag su boobaa ku nekk wax lu ko neex mais da ngeen il faut ngeen may nu temps may waa CNG bi temps pour ñu waxtaane ko. d'accord léegi papa juste sans que Alioune Gueye mu ngi koy wax. manageru ki nga xamante ne moom mooy Bombardier moom il a fait une proposition bi nga xam ne nee na dafa dem gis. Fukale non nee na dafa dem gis ki nga xamante ne moom mooy Gris Bordeaux président des lutteurs pour mën a ñu def association dem seeti Bira Sène pour lui faire une proposition loolu nan nga ko gisee. mais loolu yëpp lu baax la ouverture la yooyu yëpp baax na yooyu yëpp parce que le CNG n'est pas fermé képp ku bokk ci làmb ji ñoom làmb jee tax ñu nekk fi ku bokk ci làmb ji soo leen bëggee gis rek leen gis rien n'est fermé. d'accord gis nañ fi ñaari promoteur au départ dañu waxoon PPV mais à la fin ñu ne dañ koy def direct est-ce que yow yaa ngi ci disposition. waaye soo amee possibilité def ko direct man nekkuma ci possibilité boobu possibilité soo amee possibilité def ko direct soo amee sponsor bu ko mayee biir Sénégal am na droit def ko direct xanaa nag sponsor su mayee kay xanaa kenn du ñaane nag waa réew mi man mii kay su ma président woowoon jox ma li nga xam ne moom laay gagné ci PPV bi je n'hésite pas damay def PPV ju biti mais su ma gisul benn proposition damay liggéey sama liggéey parce que kenn joxuma xaalis pour ma fay mbër yi. waaye est-ce que xam nga ne lamb ci àll bi mi ngi xaw a dellu ginnaaw par rapport ak. lamb ci àll bi mi ngi dellu ginnaaw c'est-à-dire. lamb instant yi Sénat démb laa jógee ci àll bi. mais nan am culture jënd bi Sénégal dama war a bàyyi compal ma may ma tarax ma jox ma yooyu nañ ko bàyyi. mu ngi ko doon wax nee na moom daal depuis 5 ans mi ngi suivre ki nga xamante ne moom mooy Bombardier te Alioune Gueye mooy manageru Bombardier moo ko fi indi tey alors grand Alioune ñu ngi leen nuyu di la ziar. waaw maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di nuyu internet yi di nuyu waa Post Afrique di nuyu Gaston Production yëpp di rafetlu aussi seen liggéey bu baax a baax. Très bien alors ñu gis ni que yéen da ngeen jógee ci victoire ci kaw ki nga xamante ne moom mooy Balla Gaye 2 tey nag ñu ñëw ñu gis ni que Eumeu Sène accordé na revanche ki nga xamante ne moom mooy sa ténor Bombardier alors loolu ban lecture nga ciy gis tey Bombardier ban technique daal la mën a indi. Permettez-moi d'abord ma féliciter aussi l'empereur des arènes. muy Balla Gaye 2 parce que c'est un très grand champion lu mu def ci làmb actuellement amul benn moromam bu ko def ak âge bi mu am def loolu ci làmb ñu ngi koy encourager bu baax a baax di ko wax ni ko na dellu siwaat ci làmb parce que moom njëriñu làmb la et puis làmb moo ko soxla ko na dellu siwaat bu ñu dellu seen nag ci combat bi bon xanaa di féliciter Bombardier bu baax a baax parce que moom mag la bi nga xam ne c'est vrai que am na 45 ans mais li muy def xale yu am 25 ans mënuñu ko def parce que ba nii may wax ak yow 3 séances lay def par jour chaque jour 3 séances lay def dafa dem ba dafa bokk si ADN alors kooku xale yi pour ñu daan ko dina métti trop si ñoom bon bëree na ak Balla daan ko léegi Eumeu Sène moo ñu dese c'est-à-dire que mbër mu nekk ak ni ñuy aborder combat am
Balla nu muy bëree bokkul ak Eumeu nu muy bëree te ku si nekk jàngat nañ yow ni ngay bëree bu ñu ñëwee suñu stratégie bu soobee yàlla dinañ ko développer si kanam xale yi. mais ba tey daa mel ni nangu woo wax ci ban stratégie ngeen di indi face à Eumeu Sène. non xam nga Eumeu dafa macha allah dafa mën bëre. Eumeu Balla Gaye Modou Lo nee naa ku leen bañ Ronaldo ak Messi nga bañ parce que ñooy làmb xam nga te Bombardier dafa am défi bu mu leen lancé woon dafa waxoon booy yëpp bala muy bàyyi làmb dafa am fu mu bëgg jaar ak booy yi léegi daan na ñaari booy yi mu dese ko kenn ki kenn booy bi daanoon na ko ñëw may ko revanche donc tey moom mooy favori bi ñun challenger la ñu te et puis fier dekk ko te si jour ba aussi bëgg nañu jàpp Eumeu daan ko bu ñu paree ci Eumeu daal di dem xaar couronne ñële nag Ama Baldé ak kële couronne bi daal di jël suñu couronne dem retraité ak suñu couronne noonu lañ bëgg a def. kon daal yow da ngaa bëgg a jëli ki nga xamante ne moom mooy Ama Baldé ak Modou Lo. non ñoom ñaar ku ci daan xam nga tey ñoom ñooy bëri couronne bi ñoom combat royal bi ñoom la donc bu ñu paree ñoom ñaar fekk ma defal bagage Eumeu après daal di ñëw si ñoom jël leen bu ma ko jëlee pare Bombardier 3 ans moo ko desee si làmb bu ko defee mu dellu jël couronne bi dem retraité ak moom parce que déjà nee naa Bombardier c'est un super roi il est le seul lutteur bi nga xam ni moom moo fi am 2 fois roi des arènes te loolu du lu ndaw moo tax su ma déggee gars yi di minimiser lu combat am ak Balla Gaye 2 dama naan amateurs yi wala sénégalais yi toujours nañuy xool mérite doomu aadama Bombardier il a du mérite am 45 ans ba pare ñëw di ko ñàkkanteeg ay booyu 30 ans ay veyu 25 ans donc kooku moom dañ ko war a gën a encourager si loolu muy def mu encourager yeneen ténor yu mel ni moom ñu ñëw def loolu parce que loolu hygiène de vie la Bombardier boo ko xoolee 22 heures dootoo ko jot téléphone tëdd na entraînement lekk tëdd noonu la fi nekkee amul dara lu muy naan yàlla macha allah bind na ko noonu lépp naturel la. mais yow da nga ne amul dara lu muy naan kan mooy naan ak lan nga bëgg a wax tamit foofu lu ñuy naan comme lan. non mais yow gis nga actuellement suñu xale yi noo nekk ci làmb ji léegi da nga gis benn xale mu ñëw di la peser ay 75 kilos nga toog 1 mois après nga gisaat xale bi dem 100 kilos c'est pas possible. mënoo en 10 jours wala 20 jours nga dolli 25 kilos loolu mënul nekk donc ce qui veut dire que ne xale yi nañu xoolaat bu baax li ñuy def amul dara lu mu lay apporter amul dara da lay yàq sa yaram yàq sa vie nga lamb bi nga xam ne moom nga yaakaar nga daal di koy bàyyi donc nañ ko bàyyi dem entraîner ji naturellement xale boo amee yenn âge yi boo entraîner logiquement day ñëw masse ak volume du benn tey mën nga dem am yenn volume yu rëy benn waaye bu ñëw fële am 75 kilos wala 80 kilos bu la téye doo yëngu parce que entraînement yi du benn donc xale yi nañ teg li suuf. kon masse musculaire bi la daal. voilà loolu nañ teg si suuf loolu li ñuy def nag gis naa leen temps yi ñoom ñëpp ndeysaan ñu ngi dem di yëg dune di wàcc c'est bien moo gën a yëkkati poids boo yëkkatee poids say articulation lay dagg su ma déggee wenn xale taxaw naan ma yëkkati naa 200 kilos yëkkati naa 300 kilos amul dara lu mu lay apporter. par contre loolu dafay dagg say articulation rek la lay yàqal donc xale yi nañ bàyyi loolu appui avant baax na poli baax na dem di yéeg di yéeg di gradin baax na dem def say contact waaw loolu muy mujjee ba pare nga def say contact daal di ñëw taxawaat waaye soo la képp ku lay digal nan la ay yëkkatil ay 200 kilos ak ay 300 kilos da ngay yàq sa yaram rek amul dara lu mu la mën apporter te ñun dañ leen soxla dañoo soxla xale yi donc xale yi nañ leen gën a encadrer ñu xoolaat bu baax xale yi lan la ñuy def ci làmb je voulais aussi wax si PDF bi CNG génne xam nga CNG génne nañu benn PDF temps yi di wax 25% la ñuy dagg lutteurs yi man personnellement j'ai appelé le président nee naa ko président yow da ngay soog a ñëw te booy soog a ñëw lépp li nga xam ne luy yàq la wala li nga xam ne day indi coow da nga koy teg ci suuf man porté wu naa volontaire jël lu mat 5 lutteurs ci association bi jël manager jël entraîneur jël ñëpp ba mardi incha allah président bi daf ñuy recevoir bu ñu demee toog ak moom indil ko suñu ay ñun aussi suñuy argument lu tax loolu ñu bëgg def baaxul man nee naa leen par exemple jox naa leen benn exemple man leen su ngeen nar a dagg mbër bu ngeen ne 10 minutes ngeen ko may 10 minutes bu passé ngeen bu defee 11 minutes boobu ngeen dagg ko 25%. à la place des 25% je préfère nga jox avertissement bi nga xam day bokk ci combat bi. tey boo ko joxee avertissement bi nga xam ne moom day sóor ni avertissement bi mën na ma ñàkkloo sama combat mënu ma entraîner 8 mois 9 mois
ñëw jël benn avertissement bu ko yàq xale bi dina def tout ba pare boo ko dee 10 minutes 9 minutes yi du fa àgg balaa boobu dina pare moo gën ñuy wax sanction financière sanction bari na façon mais pourquoi CNG bëgg attardé wu rek si xaalis nañ teg xale yi aussi dañu am famille 25% boo ko daggee si reliquat mbër fan la mbër ma jëm mais neexul waaw. non moom laa la wax léegi xam nga mbër yu bare dañu maîtriser wul règlement mbër yu bare fii maîtriser wuñu règlement tey dafa am avertissement yoo xam ne boo ko jëlee disqualification lay doon te disqualification boobu day gën a métti ci yow parce que dañu dagg sa 15% dootul ay avertissement yoom dañ lay dagg ay 1% ak ay loolu donc moom laa la expliqué léegi ma ne au lieu que ñuy dagg xaalis dañ lay jox benn avertissement bi nga xam ne day bokk ci combat bi boo ñëwee si combat bi arbitre bi signalé ni déjà yow avant combat bi am nga avertissement doo nangu loolu parce que da ngeen di bëre ba temps ba jeex bu temps bi jeexee nañu xool avertissement yi kan moo ëpp avertissement ñu ni kooku daan nañ ko yow doo nangu loolu moo lay gënal ñuy dagg sa xaalis moo gën si ñëpp aussi. mais tamit est-ce que xalaatoo ni dernièrement décision yi nga xamante ne CNG dañ koy jël yëpp loolu ndax du dindi charme bi nga xamante ne moom la làmb am. non dafay dénaturer làmb parce que làmb man nee naa du sport culture la parce que ñun dañu war a jël suñu culture def exporter ji ko feneen dañu war a jaay suñu culture ci leneen man mbër bu ma indi ci làmb doo sol blouson doo sol ay yëre tubaab ay costume ay cravate non donc kan koy teg fële da ngay sol yëre olof. boo ñëwee wane sa culture séeréer lu tax ma bëgg leen loolu la ñoom ñëpp dañuy fecc njuug wane seen culture yow boo ñëwee fële bëgg dem indi leneen la nga xam ne bokkul ci làmb dañ koy teg fële CNG tere yu bare yi c'est vrai que xale yi aussi dañoo jubati parce que tey bu dee CNG da ngaa ñëw ay kilifa toog ci kaw di xaar làmb ji jeex nga bëgg a jël foofu 2 heures de temps préparation mystique sëriñ yi te da ngay dem ñi daan la sëriñ yi lañ lay wax ay jëlal bul teel te loolu baaxul si ñoom imaginal tey benn boy nga ñëw tey daw ba sa yaram bi tàng nga jël ndox sottee ko mais tey booy dem di bëre da ngay am déchirure musculaire loolu nag man entraîneurs yi laa si interpellé mais entraîneurs yi ñoom ñoo war a bañ loolu ñun ñëpp def nañu sport man def naa presque lu mat 4 disciplines mais dafa am li nga xam ni entraîneur moo ko war a bañ sa mbër waroo ko bàyyi mu entraîné ba yaram bi tàng nga jël ay ndox di ko sotti wala comme combat Bombardier bii passé nanguma loolu dama leen li ngeen def yëpp def leen ko man du ma entraîneur am manager am la mais li ma xam man leer na ma entraîneur xamu ko sport moo tax dama la ko defal lépp lu muy def yëpp lu ñuy sotti yëpp ñu sotti ko ba pare ma soog ko def gis nga réveil musculaire bi bala may génne premier souffle sax mais problème yu bëri laa am il faut ma génne premier souffle moo tax Bombardier dafa ñëw rek dugg si combat bi dafa yomb ci moom. dafa ñëw rek yomb te gis nañ sax ngeen jox ko chaise mu toog. waaw mais fallait que ñu def noonu parce que xam nga Bombardier yàgg na ci làmb léegi am na li nga xam ne waratul am ba ñu ñëwee suñu adversaire daf ñoo jiitu ci géew bi fa ñu toog taxaw naa fa 42 minutes. ba ma toogee ay 15 minutes laa jël chaise ni jox leen ko chaise mu toog ñu jox ko chaise mu toog ma pare taxaw xaar leen ba ñu pare ñu soog a dugg xam nga ñun ñëpp bu ñu fa duggee woon doon mën na indi ay problème ñu yàq làmb ci te boobu ñun leer nañu ñun ñooy daan leer nañu ñoo moom victoire bi moo tax lépp lu yàq dañ ko teg fële. am non du mystique parce que man dama xam Balla nee naa la Balla Gaye c'est l'empereur des arènes mbër dootul li mu def ci làmb mbër dootu ko def ci làmb loolu day leer ba pare. mais dafa am li nga xam ne defu la ci moom Balla Gaye bu la lee dinaa la def nangam loolu lu mu gëm la te bu ñëwee day appliquer loolu à la lettre ba mu naan Bombardier maa la mën maa la ëpp doole dinaa la duma dinaa la daan xamoon naa ne loolu la gëm te xamoon naa ne man ëppul doole Bombardier boo demee buntu këram am na benn pneu raan bu fa nekk yéen ñi ñëpp bu ngeen taxee fi mën leen ko yëkkati te da ciy foo ci pneu bi donc fa laa xamee ni kii xamul li ma waxoon Yékini moo ko nar a dal ci kee parce que dafa yaakaar ni moo ko ëpp doole te ëpp ko doole ba mu dalee ci kawam dafa mel ne bâtiment parce que Bombardier yàqul boppam moo tax gis nga arène nationale bi moom la arrangé parce que dafa bëri suuf bu taxawee nii bu taxawee day samp amul xale bu ko fiy déplacé te kum ci téye da lay daan ñoom ñëpp si yam te lii ma lay wax léegi takkal denc du ma yàlla de mais bala ngeen di gisati Bombardier mbër war ko fii loolu du gaaw de c'est un très grand champion waaw Sénégal nag xamuñu mérite waaw xamuñu mérite dañuy gis nit boo daanee benn champion ñu ni waaw deuxième baa mën a daw fàtte premier bi loolu day am toujours quoi loolu moom moo tax mais ñun nangul nañ ñu Balla moom na mu def stade bi keroog kooku defalu ko boppam rek mais axlu làmb la ko defal Balla tey ñun bu ñu ñëwee bu jëlee 1000 supporters la ñu indi Balla indi na lu mat 20 000 supporters ci làmb ji
taaral lamb ji aaral lamb ji ñëw bàkku neexal lamb ji def lu muy def yëpp ci lamb ji loolu yëpp bu mu ko defee ba pare képp kuy amateur sa xol sedd na ci Balla Gaye faraloo ko mais sa xol day sedd ci moom te ñun loolu la ñu soxla ci lamb dañu soxla mbër mi nga xam ne dafa am caaj bi nekk ci moom macha allah moo tax yàlla na ko yàlla lafal cat. amiin justement sax sama dernière question foofu lay ñëwee yaa ngi ko wax léegi moom mooy Balla ci tuusam bi. tuusam bi ñu gis ni dafa indi instrument de musique mu indi piano avec mooy le pianiste de Wally Seck Ritambale. te sànq yaa ngi koy wax nga ne mbër dafa war a sàmmonteeg ak tout ce qui est tradition. tout ce qui est culture. loolu nag nan nga ko gisee association boobu mu def. benn erreur bu ndaw moo ci nekk. tuus dafa am solo si mbër. galaaj dalay tojtal léeg-léeg gis nga moo jox la benn combat Eumeu Sène am na benn combat bu mu doon bëree est-ce que du Modou Lo dafa feebaroon jour boobu non moo Balla Gaye la woon Eumeu Sène bu muy ngembu dafa feebaroon mënul woon taxaw docteur bi bu ko yóbbu mu forcé ñëw mais bu mu ñëwee bu ñu ko tuusalee ba pare galan bi da ko dellawaat fu mu waroon nekk donc tuus dafa am lu muy def ci doomu aadama dafa am lu muy def ci mbër dañ ko waroon bàyyi mu tuus géwalam tëggal ko li mu bëgg tëgg yëpp ba mu fecc ko ba pare après nag laa nag ñu teg seen instrument de musique lépp lu ñu bëgg a def ñu def ko erreur boobu rek moo ci am mais li mu def noonu innovation la bu mu ñëwee indi na li nga xam ni képp ku nekk ci làmb ji tey nga faral Balla Gaye ak nga ñàkk ko faral apprécier nga ci loolu donc ak kontaan nga ci loolu moo tax man la Balla Gaye c'est l'empereur des arènes kooku moom na ko ñëpp ñaanal mu daal di dellu si waat waaw voilà. macha allah gis nañ ni que vraiment yow ku ñàkk kii ñaan nga Alioune Gueye et puis aussi ami internaute lu ngeen ko gisee il a fait passer d'importants messages wax na ci circulaire bi nga xamante ne waa CNG génne nañ ko ci reliquat yu ñu bëgg a dagg 25% ci lutteurs yi bu ñu dépassé les 10 minutes qui leur sont imparties alors beneen message bi aussi gis nañ ne affaire dopage bi wax na ko ne vraiment les jeunes lutteurs la lutte a besoin de nañ bàyyi genre pratique yooyu te dellu ci tout ce qui est naturel alors Alioune Gueye ñu bàyyi la rek nga tàggatoo. voilà gis naa aussi yenn journalistes yi ñu commencé di bind ni CNG dafa tere ni su mbër yi bu ñu ñëwee kenn du dugg ci géew bi da ngay dem toog sa suuk sa cumekaay ngay toog def li ngay def lépp terewuñu CNG terewul kenn mu dugg si biir géew bi da ngay dugg si biir géew bi mais dañ ne combat bu amee par exemple yow bu fekkee da nga mbër bu mag nga da nga ñëw fekk combat non da ngay taxaw ci biti ba ñu woo la c'est-à-dire que doo dem di atte combat bi am na fi amaat fi yéen ñëpp xam ngeen ci dara gis ngeen ay mbër yuy bëre ñu ñëw dugg ci mbër mu mag ñëw dugg ci biir atte combat bi loolu nag la CNG di bañ mais CNG terewul benn mbër mu dugg ci biir donc ce qui veut dire que 10 minutes yooyu c'est seulement booy bëree grand combat lañ la wax ni la 10 minutes lañ la may si 10 minutes di préparation mystique yi non war ngaa pare loolu moom ñëpp dañ ci ànd ak CNG lenn loolu ñu nangu mooy 25% yi ñu loolu nañ ko teg ci suuf mënul nekk xaalis boobu moom nañ ko teg ci suuf xaalis boobu nañ ko teg ci suuf xam nga 25% dafa bare ci xaalis tey nit mënul dem indi nga ñëw tegal ko reliquat am ba pare nga ne da nga koy dagg xam nga temps yii passé Gaston joxe woon na fi benn proposition mais proposition dara gënu ko tey bu fekkee da nga am yenn avertissement yu bare yi nañ continuer ba temps bi jeex après bu kenn daanul avertissement yu bare yooyu ñu jox que la victoire jeex na mais loolu aussi sanction warul nekk rek financière mënul nekk rek financière war nañ di xool beneen méthode. léegi nag si la invité waa CNG nangul dañ ma loolu mardi dinaa fa yóbbu lutteur dinaa fa yóbbu manager dinaa fa yóbbu lépp ñu dem toog ak waa CNG waxtaan ak ñoom mardi incha allah 16h. non président wu lutteurs yi en personne. xam nga booy dugg ci néeg da ngay jaar ci buntu bi. Gris Bordeaux en personne waxtaan nañ si déjà ba pare nañu léegi kale nañu ak Gris Bordeaux dañuy ñëw ak Gris Bordeaux day ñëw indaale 5 lutteurs manager yi ñëw indi seen 5 lutteurs entraîneurs yi ñëw nu mu tuddati aussi dañuy ñëw. Non les amateurs président amateurs yi aussi dañuy ñëw parce que ñoom it ils ont leur mot à dire parce que mënuñu ñëw toog ci làmb mbër ma toog rek di defar jëmale yombal xëyam ñoom ñu bàyyi seen temps yëpp loolu xam nga loolu aussi mënul nekk. là c'est un peu kii voilà. bon dernière chose rek Pape Bouba moo la ko bëgg a laaj. waaw nee na dañoo gis ni Eumeu Sène dernièrement nee na jeexaat bi nga xamante ne moom la sa champion Bombardier kii tous. nee na moom moo ko moom léegi loolu la nga ci tontu. non loolu pour Balla la woon. jeexaat bi pour Balla mais Eumeu leneen lañ ko indil. te jour boobu defe naa ni jour bi ñu paree ak Balla le surlendemain la ko géwél bi tëggal waa ji la ko tëggal Bombardier déjà Bombardier loolu rek lay bàkku. te loolu nag damay bàyyi la primeur moom ci boppam mu wax ko
mais am jeexaat bi affaire Balla la woon jeex na. moom leneen lañ ko indi. Père Ibnou nekk manager voilà Ibnou Diop nekk manager ci nga xamante ne moom mooy Bombardier ñu ngi leen nuyu. Eumeu Sène plutôt donc ñu ngi leen nuyu di la ziar. waaw maa ngi lay fay. waa léegi ñu gis ni que ñëw nga fi nga xamante ne moom mooy 2STV pour taxawu sa mbër Eumeu Sène ci combat bu koy mëne ak ki nga xamante ne moom mooy Bombardier ndax xam ngeen ni que mbir bi du yomb comme Bombardier revanche lay jël si. waaw asalaamaaleykum ba ma sante yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bon question bi nga ma laaj question la boo xam ne bon naaj sa war a tontu. parce que déjà ñun yaakaar naa ne miin nañ làmb ji daal et puis combat bu toll nii yàgg nañoo préparé combat bu toll nii bon Bombardier nag vraiment mbër la bon ñun aussi tamit mbër lañu yàlla def na bëri woon nañ bu njëkk ñu daan kon nag fi mu nekk nii dafa ñëw pour jël revanche am bon en fait Bombardier ñun xam nañ ko bu baax ba nga xam ne vraiment waruñu mën a jaaxal daal waruñu mën a jaaxal. mais tamit Bombardier dañoo remarqué que défaite am yu mu am yëpp moom mooy daan boppam te tey ñu gis ni que fële fi ñu indi arène bi muy arène nationale suuf la amul bâche bu ñu lal ci suuf te sànq dégg nga manager am nu mu ko waxee nee na Bombardier bu taxawee rek ba sampu benn mbër du ko fa mën a jëlee loolu loo ciy tontu. waaw bon comme ni nga wax ne fële arène nationale Bombardier fa la gën a mën a bëree waaw ma xamal la ñun ci booru géej gi daanaka fa la ñu ne ci géej gi daanaka toujours fa la ñu ne fa la ñuy entraîné ku xam Eumeu Sène xam ne mbëru gannus la c'est-à-dire que mbëru suuf la quoi moom yàgg na di mbëri ci suuf te loo xam ne lu mu xam la daal bon donc je sais que arène nationale vraiment jaaxaluñu daal waruñu jaaxal. léegi aussi bu ñu génnee ci wàllum lutte kii bëre ñu bëgg a dugg ci wàllum xeex léegi ngeen ko gisee ni ki nga xamante ne moom mooy Bombardier moom jàng na xeex dernièrement évité na lépp luy erreur lu mu doon def ci fànn moom ndax léegi mu ngi pratiquer li nga xamante ne moom mooy MMA ba tamit yéen tàggat ngeen seen mbër ci xeex. waaw parce que xam nga bëre moom bëre dóor la bëre daal bëre dóor la moom mën na jeexee ci bëre mën na jeexee ci dóor bon c'est-à-dire que comme ni nga wax Bombardier ne mën na dóor bon xam naa ne bon ñun aussi mën nañu dóor parce que déjà ñun jëkkoon nañoo daje ak moom te bañ daje ak moom aussi tamit bu fekkee ne mën a dóor it feeñul kon nag fan ko jaaroon rek incha allah fa lañ ko nar a jaaree waat. léegi nag ñu bëgg a jeexalee rek ak yow fi nga xamante ne moom mooy circulaire bu waa CNG indi maanaam 25% yi ñu wax ni dañ koy dagg ci mbër yi bu fekkee dañoo dépassé temps bu ñu leen accordé loolu ban jàngat nga ci am papa. mooy li ma ci xam mooy parce que lépp loo gis rek ci waxtaan la mujjee daal te xam nga 25% yàgg na ci làmb parce que defoon nañ ko fi bu njëkk temps Aliou Sarr mais ba ñu toogee waxtaan Aliou Sarr da ko wàññiwoon def ko 15% donc bii tamit yaakaar naa bu ñu demee gisee président Bira bu ñu waxtaanee aussi tamit je sens que dina ko wàññi daal parce que ñun ñëpp làmb lañ fi nekkal. mais tamit yow ban moo la ci gënal ñu wàññi pourcentage bu ñu nar a dagg mbëri wala bokk ñu dindi sanction ci wàllum dagg xaalis indi avertissement comme ni ko Alioune Gueye proposé. waaw xam nga làmb maanaam lépp loo gis am na sanction pécuniaire am na aussi sanction administrative loolu yëpp dafay am daal bon mais je sais que daal comme ni mu la ko waxee bu ñu waxtaanee danañ mën a juboo parce que aussi tamit bon mbër yi aussi tamit dañu sonn parce que déjà boo xoolee li ngay jot du bëri nga bëgg ci dem seet sëriñ bëgg ci préparer dafay métti daal bëgg indi supporter bëgg lu ne nga def ko ci quoi pratiquement da ngay dem ba cachet bi daanaka dafay jeex peut-être boo amul ko la dimbale da ngay sonn donc yaakaar naa ne comme la mu la ko waxee rek bu ñu toogee waxtaan dina juboo quoi waaw loolu yaakaar naa ko. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. Production présente.